jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéen faram fàcce ko alxames tey ji yemoo fukki fan ak ñeent ci weeru sattumbar ci la ñu koy jàppoon te moo di procès Khalifa Sall waaye dàq nañu ko ba déwén juge Maguette Diop mooy jël dogal bi gannaaw bu mu gisee ne procureur Serigne Bassirou Gueye dafa jalgati sart yi ndax bu ñu tënkoo ci article 174 li ko waral moom procureur mu yónnee ay convocation woo ko ay lay Khalifa Sall waaye defu ko ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi gannaaw ki CMC intersyndical pour la défense de l'école et des enseignants moo ay ci lëf kii ab dogal la ñu jël fas yéene banque seen yoxoo ci bésu fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre muy nag lu ñu am yéene dàbbali su fekkente ne nguur gi sàmmontewul ak accord yi nga xam ne ni jotoon na ko xaate mu dox seen diggante ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne nii moom lañ ci rotal kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi tàmbale kook wàllu politique alxamisu tey jile yemook fukki fan ak ñeenti kon ci weeru décembre ci la ñu ko jàppoon te moo di procès ak kii di Khalifa Sall waaye dañ kaa mujjee dàq ba déwén juge nag Maguette Diop moo jël dogal bi nu mel gannaaw bu mu gisee ni procureur Serigne Bassirou Gueye dafa jalgati sart yi lee ndax bu ñu tunkoo ci article 174 li ko waroon moom procureur moo di mu yónnee ay convocation mboolem avocat yi lay Khalifa Sall yëgal leen ne bés sàngam seen client dana taxaw defu ko moo tax daal ñu jël dogal kon daal di dàq procès bi ba niki ñetti fan ci weeru janvier ci atum 2018 maître El Hadj Diouf doon kenn ci wookaay yi koy lal yëkk seen kàddu ne lii dafay wane ne gaa ñi tàmbale na ñaxaate combat bi dikkagul sunu xibaar yi weesu dégg ngeen ci kàddu yooyu nga xam ne ni moom maître El Hadj Diouf yëkkati na ko ci kon ñi nga xam ne ni ay politiciens lañu ma kii di Mamadou Diop Decroix Bamba Fall ak ñeneen ñoom ñëpp kon yëkkati nañ seen kàddu kon daal di ñaawlu jëf ji nga xam ne ni bëgg nañ koy def kii di Khalifa Sall ñoom ñëpp nag joxoñ ab baaraama tuuma njiital réew Macky Sall ne luy njig njaaga moom yéeneem ak bëgg-bëggam mooy faagagal Khalifa Sall ba du mën a bokk ci bëri yi xëccoo ngi jotee ci bopp réew mi ci élection 2019 yi ñu dëgmal ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Isatine. mooy lii du woon sax procès lii fii séerage lañu nekkoon abattoir lañu nekkoon fii tey liñ ci jublu woon tey mooy éliminer un candidat politique éliminer koo xam ne ëllëg mën na leen yóbbu deuxième tour ñu ñàkk seen nguur Khalifa Sall sàccul kenn sàccul dara te Dakar porté wu ko plainte agence judiciaire de l' état amu ci woon yoon ndax xaalisu Dakar la géré wul xaalisu état bi kon tey loolu ñuy def teguñu ko ci yoon mais li ma leen di mën a yëgal mooy Khalifa Sall kenn du ko sacrifié ndax ñëpp xam nañu ni tey éliminer wuñu sàcc ndax sàcc yi ñu ngi seen wet sàcc yi ñu ngi port ñu ngi kudd ñu ngi Dakar Dem Dikk ñu ngi Petrotim ñu ngi feneen tey ki ñuy éliminé mooy ki leen mën a yóbbu deuxième tour ci présidentielle yi ñu ñàkk pouvoir bi Sénégal yëpp comprendre nañ ko nag te ku yaakaar ni dañuy ñàkk fayda ñu éliminé Khalifa Sall nax ngeen seen bopp am nañu sunu plan B am nañu sunu plan de cooki. réew dafa am foo xam bu fa tolloo dañuy seet yeneeni waxin pour mën a firi li fi xew Sénégal tey yoon amatu fi doole moo fi dox ku ko xam noonu la ku ko xamul noonu la kon nag defe naa ne mbir mi du mbirum man Khalifa Sall bokk nu parti bokk nu boor sax man mais dama jàpp ne li ñu ko teg du yoon donc dañu fi war a ñëw ñun ñëpp jàppale ko du affaire politicien rek même yéen journalistes yi ay citoyen ngeen quand même réew mi waruñu ko mën a bàyyi nag saa waay mu mel ni géttug nag waaw bu la neexee jàpp rey bu la neexee jàpp jaay bu la neexee jàpp non c'est pas possible. lii bettuñu ndaxte booy sàcc boo xam ne bii wóoluwoo sa bopp il faut nga def gaawante boo xam ne da nga fa bay mandarga boo xam ne danañ xam ne yow la ba ñuy sosee affaire Khalifa Sall ba léegi lépp luy àqam yoon jox ko ñii nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi dañ koo faay. lii tey ki nga xam ne mooy procureur de la république gaawantu pour ñoom il faut que ñu tëj Khalifa Sall moo tax mu def ñaawante mu mel nii mais loolu baaxul ci réew mi baaxul ci démocratie lii nag ñun dañuy jàpp ne mbiru politique la rek may wax ne man lii président Macky Sall ci boppam ab plan la boo xam ne daf koo lal bu yàgg man am na koo xam ne daf koo jege ba nga xam ne dafa jël nguur gi rek mu ne ma defaru leen de yéen ñëpp koo xam ne kii
Macky Sall yaakaar ne mën nga koo gàllankoor ci fi xam ne moom la bëgg a jëm surtout am ñaareelu mandat dana la tëj rawatina ñi nga xam ne dañu foog ne am nañu xaalis. mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci politiciens yi nga xam ne defoon nañ déplacement ngir jéem a jàppale si ki nga xam ne nii moom moo di Khalifa Sall waaye nag bu dee ay mbokkam ak yekki ñaaleem ñoom dañoo jël lépp daal di koy delloo ci loxol borom bi subhanahu wa taala te xam ne moom kot moom kese moo amee doole ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro xoxandom. ñun bu ko tëjee tey jii mbégtaange la ñuy am ci tiitaange nag waaye nag dañoo gëm yàlla nag bàyyi lépp ci loxo yàlla suba juge yi ñoom dañuy waat bu ñu leen di solal seen robb yi dañuy yëkkati seen loxo waat ne lu ñuy def dañ koy def ci njub kon ñun dañoo tëddee njaaxaanaay rek di xaar ñooñu lu ñuy àtte Khalifa. mosuñu am procès parce que ku tooñ mooy am procès ñun tooñax nañu jàpp nañu yóbbu nu buur jàpp nañu yóbbu nu dañu koy déglu si ñoom lu ñu calcul ñu jàpp sa loola mais ñun si yàlla rek lañu jàppandoo parce que tooñul parce que Macky Sall tey lépp lu mu am ak lu mu bokk Khalifa Sall si la bokk Macky Sall lépp lu mu jumba 2012 Khalifa Sall loxoom a ngi si waaw Khalifa lu mu leen def. lu baax lu jiw bëgg ñëpp bëgg famille bëgg xeetam bëgg mbokkam bëgg jàmbur bañul kenn Khalifa Sall bu subaa yàlla na ko yàlla suturaa si kàttu yàlla Macky Sall nag ñaan nañu ñëpp a ñaan nañu mag ñi ñaan nañu kilifa yi ñaan nañu teg nañ lépp ci loxo yàlla yunit parce que Sëriñ Babacar Sy wéeru nañ léegi ci yàlla rek la ñu wéeru léegi. yàlla rek a fi des nii comme que Macky moom kenn mënalu ko dara du sëriñ du kenn wax nañu ba sonn ñaan nañu sëriñ si ñaan nañu ba génn àdduna ñii ñaan di ñaan ba nëgë ne sii Macky téye fi mu téye rek ndax ragal jàkkaarloo nit nag bala nga mën a sa xeex bala war a mën a neex yéen ñaar ngeen jàkkaarloo. Cheikh Koli di Cheikh kon Koki Diop di ab responsable politique fare ci parti démocratique Sénégal ne Sénégal ñaari doom yi ñoo fi am moo di kumba am ndey ak kumba amul ndey Khalifa Sall dafa amul ndey moo tax ñu jàpp ko di ko jaaba jonge ci kanamu yoon ci jamono joojule Moustapha Diop mi maire Louga ak Mamadou Mamour Diallo mi njiital impôt et domaine ñu ngi leen tudd ci ay rapport waaye ba fii kenn mosu leen woo déglu leen loolu nag mu ngi ko fësal ci ab final de football bu ñu doon amal fële ca Kokki la ñuy jëm fekk fa Omar Kayre. Kokki dafa tële ay njiit yu xarañ ba pare ñi fare ci nguur gi daat koy fàtte lii di gis-gisu Cheikh Koki Diop nekk njiital parti démocratique sénégalais ci boobule gox. boobu ba léegi dégg nga coow li bari ñi naan réalisé nañ lii réalisé nañ lële mais franchement fii amul benn réalisation bu fi am donc ñëpp xam nañ ko. bu loolu passé wax nañ fi ay waxu yokk fi courant ci yeneen dëkk yi ne am nañ fii lu ñu war a def mais loolu vraiment gisuma ne lu am la. exemple laay joxe rek ci lu mel ne daara ji nga xam ne tey ba fi li fi jàng ci nit ñu formé ko ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll ba fi may wax ak yow nii bu ñu demoon lu man 3 junni xale ñu ngi fi jànge mais lan la état jël charge ci loolu rien. site religieux yi Macky Sall di wax ne daf ko war a moderniser yaakaar naa ne Kokki moo ci war a jiitu parce que su fekkente ne xool nañ tey Kokki démb xool tey yaakaar naa bu ñu doon def classement ci dëkk yi nga xamante ne bii ne tey ñoom ñoo war a am bénéficié wu ci loolu yaakaar naa ñi ko fi jiitu warul bari. moom responsable libéral bii di dellu siwaat ci mbirum Khalifa Sall li mu xamle moo di justice su Sénégal moom tëddeewul njaaxaanaay ci mbir mi dem sax bay joxe ay exemple ci yenn responsable yu nekk fii ci département bu Louga te ñu épinglé leen ci ay rapport Cheikh Koki Diop jàpp ne ñoom ñi ñoo waroon a nekk fi meeru Dakar bi nekk jamono ji. damay préciser lii ci département bi ma ci tudd Moustapha Diop ak Diallo ay nit lañ yoo xam ne dama ni su fekkoon toon ni yoon wàccul yoonam kon heure bi maanaam dañ leen a war a poursuivre parce que ñu ngi leen tudd ci ay rapport dama naa ko wax bis ñu wax ko ci rajo ñi du ko dégg dama koy confirmer parce que ñoom bis bu ñu ñëw Louga fii bu ñu defee convoi nga foog ne président Macky Sall moo fi ñëw bëgg naa vraiment lof nag gëstu seen i mbir parce que li ñuy yàq fii ci Louga daal wax dëgg yàlla ëpp na te gis ñu dara lu ñu fi réaliser lu dul jël xaalis di ko passer di ko jox ci ay nit di neexal ay nit ak jënd ay nit Moustapha Diop ak Diallo dama bëgg ñu dem wuy ji fa seen i maroon di wuy ji parce que Khalifa Sall mais nga xamante ne bii dañ ko téye tey je pense que ñoom place boobu la ñu waroon a nekk fii moom ci Kokki nañu xam ne maanaam amatuñ fi dara luñ fi amoon na ko si ñëw ñàkk nañ ko parce que bi ma ñëwee léegi nit ñi xam nañ lu ñuy war a def yéen nañ leen seen bopp ñu xam lan mooy seen taxawaay naxa yi ñi nax moom moo mën a ñàkk dañ cee doyal. moom responsable politique bi dellu siwaat na nag ci candidature Karim Wade lii la ci xamle.
Karim Wade bu bokkul ci élection yi amul benn président buy participer ci élection kooku moom ne leer ci bopp ñëpp ñu ngi ci xeex bi te incha allah rabbi li ñu ci war a def dinañu ko def dina ñëw dina bokk ci élection yi même bu ñu signé ay accord ak Qatar xamu fu ñu ko signé président signé ko pour exiler ko danañ ko jëli par force. Cheikh Kokki Diop doon yëkkati kàddu yi ci benn finalu football buñ ko parrainé woon ci Kokki Oumar Kayri Louga Walfadjri. ñu des ba tey ci wàllu politique coalition gagnante bu Maître Abdoulaye Wade dàq nañu Seydou Nourou Ba ñoom nee nañu daal nopp wu ñu ngir toog ak nguur gi di waxtaan ak ñoom leen rawatina lu jëm ci wàllu politique la ñu bëgg moo ñu taxawal ab commission boo xam ne ni commission bu yaatu lay doon def ci ay nit ñu mànd bu boobaa bu ñu leen woowee ñoom daañu dikk gannaaw loolu ñoom yooyu nañu yàbbi jëmale ko ci rapport bi nga xam ne ni waa Sénat fësal nañ ko Mamadou Diop Decroix moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Abdou Khoudoss Diallo. ñu laajaat leen ne leen waaw ndax amul ci taxawaay yeeg jëfin yi loo xam ne war naa mën a tey xel ñu tontu ko ne ko waaw day dëgg-dëgg nag mën na noo wax ne daal gis nañu ay car yoo xam ne daal ñaare samedi wala dimanche ci weekend daal la ñu daan ñëw di bindu alors ñu ne leen waaw léegi loolu ba ngeen ko gisee ndax wax ngeen ko SEDA sous-préfet moom daf nu ne ginnaaw kayit yi ñuy wane daal bu jaadoo rek yéen waru leen a seet leneen waa léegi kayit yooyu yan la ñu ne certificat de résidence yi la leen di laaj génne nag kayit gu am signature bu baax bi ne leen ndax kayit gi certificat bi mooma ñu ne waaw certificat bi ñuy gis de mook bi ñoo nuroo mu ne leen waaw signature bi nag ñu ne signature bi moom bokkul ki ko def kay njuñ njaaj la dañoo dem ci Richard Toll mi ngi ci rapport bi jël ay gone yu dëkk Richard Toll ñu yóbbu leen Dagana inscrire leen seen tur a ngi fekk seen i sant def nañ ko Dakar def nañ ko Touba def nañ ko Richard Toll ñëpp teg ci seen bët rapport bi wax na ko te dara jugu ci mais Seydou Nourou Ba démb lañ ko teg nee naa la sànq ci tubaab awma benn problème ak personnel ak Seydou Nourou Ba waaye nun li nu wax xam nañu ko moom kenn cundum gars yi wër ko parti pouvoir bi nekk fii parti opposition nekk fii ñu ne secrétariat am mooy direction générale des élections gars ñi nga xam ne ñoo organiser sabotage bi nañu wut ab commission arbitrale maanaam ay kilifa yu mat sëkk yoo xam ne sénégalais yi xam nañ leen yoo xam ne am nañu autonomie ak indépendance ajuwuñu ci Macky Sall seen njël ajuwul ci Macky Sall. ñu wax ci wàllu njàng mekk njàngale mi gannaaw CUSEMS intersyndical pour la défense de l'école et des enseignants di benn mbootaayu syndicat ëmbale ko leen ci ay jàngalekat ñoom ñoo ay ci lëf kii ab dogal la ñu jël fas yéene banque seen yoxoo ci bésu fukki fan ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki fan ci weeru décembre muy nag lu ñu am yéenay làbbali su fekkente ne nguur gi sàmmantiwul ak accord muy dëppoo yi nga xam ne jotoon nañ koy xaatim ci seen diggante ci atum 2014 gannaaw loolu sàkku nañ ci xaalis bi nga xam ne nii moom la ñu teqool ci seen payoor ñu delluwaat leen ko Ibrahima Won moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Khady la dañoo seetlu ne état bi ci tooñ la dëkk depuis 2014 mu ngi signé nañu ak moom ay accord respecté wu ko DMC yi ça fait 2 ans mu tëj ci ne du ko fay ñu teg ci loolu mu xuuf suñuy salaire weer bi passé da gis ko ñu dagg fukki junni delloo la téeméeru dërëm je dis bien donc loolu état bi dafay saboté bu dee PSE mooy plan sans salaire pour les enseignants na ko teel a arrêté depuis léegi ñun soxlawuñu loolu dañoo soxla mu def ñi fi naataangoom yi fi jaaroon defoon yokkal salaire enseignants yi discuter ak ñoom respecté accords yi waaye DMC pour am kër ci lañ yaakaaroon ça fait ñaari at a ngi nii fond bi alimenté wu ko dagg salaire yi ba pare contractuel yi du fay seen salaire surtout ñi nekk enseignement technique moo ci gën a doy waar toog ba la 20 jotoo sa salaire contractuel yi nekk ci yenn banques yi aussi au niveau de l'enseignement général du ñu am seen salaire donc loolu tout travail mérite salaire te loi bi dafa ne boo liggéeyee ba juróom-ñetti fan ci weer bi fay ñu la na nga banque say loxo bu soobee yàlla nañ def débrayage mardi le 19 à partir de 9h alarba bi ñu def ci grève 24 heures te bu soobee yàlla kanam la jëm tant que gouvernement bi sans soppiwul doxalin. tàggat yaram ci la ñuy wax ci wàllu fédération sénégalaise d'athlétisme ni ki samedi di yemoo fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre ci la ñu fas yéene kon yeesal seen i banxaas mu am nag ñetti candidat yu taxaw kenn ku nekk sa yéene ak sa bëgg-bëgg mooy ngardaaju boppi fédération bile Nafi Amar Fall El Hadj Salou Bey
jot nañuy daje kon candidat yooyee ñu teewlu leen ci biir reportage. El Hadji Amadou Diaba vice-champion olympique de Séoul 6 fois champion d'Afrique sportif du siècle. Sara Wali, je suis le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. Cheikh Tidiane Boye est un international sénégalais qui était 2 fois double champion du monde militaire 89 et 90. ñoom ñetti ñi ñoo bëgg a wutu ki nga xamante moo di Momar Mbaye ci boppu fédération sénégalaise bu athlétisme. Amadou Diaba jàpp ni candidature am bu wér la ndax collectif bi boot athlète yi nekk Sénégal ñoo ko daal di samp. ñun duñ ko dund nekkoon ay athlète di ko daw xam yi si nekk yàlla may ñu si expérience bu bari moo tax ñu xam ne waxtaan nax ñoom ñëpp ñu xam ne suñ si jàppee athlétisme bi dina jëm kanam. parce que projet bi suñ ko adhéré li suuxal athlétisme nii nga xam ne benn candidat bi si la bokk mënu fi andi projet boo xam ne day gën suñu bos. li ni mel itam nekk xalaatu Cheikh Tidiane Boye mi nga xamante mbëbëtam mooy yëkkati discipline bi di athlétisme. Arrivé à un certain niveau, nous avons de très. ñëpp xam ne ngir ñu suqali athlétisme faaw nga def ci ay koppar yu bari donte sax ñi ngi tàggat ay junni ndaw waaye jamono ji liggéey boobule kenn du ko gis faaw nga am koppar yu duun boole ceeg am ab encadrement man ak Amadou Diaba bokkoon nañ ci athlètes yi gën a xarañ ci àdduna bi te li ko waraloon nag moo di conditions yi ñu tegoon dafa baax lool soo amul loolu mënoo suqali athlétisme. Amadou Diaba était deuxième. yile xalaat nag wute na loolu ak xalaatu candidat bi di Sara Wali mu nekkoon vice-président Momar Mbaye jàpp ni loolu du tee itam dina yeesal li nga xamante moo di athlétisme bi. Momar Mbaye ngàcce ngaalam man ak moom bokkuñu benn te man benn membre rek laa woon mais su ma nekk président xëy na dina sama kàddu na ci am solo politique fédération bi maa koy dégager les grandes maa koy dégager. li gënoon mooy ñetti candidat yi boole seeni doole li ni mel di xalaatu Amadou Diaba muy arsu itam di xamle ni jamono bi am na ay club yu fictif yoo xamante fédération bi mi ngi ci bëgg a indi njug njaaj. À 6 mois des Jeux Olympiques de l'Assemblée de vendredi ils ont créé 23 clubs et 15 ans ils n'ont pas créé de club. teg nañ fi lu tolloog ñaar fukki club ak ñett fukki at ak juróom a ngi nii daanaka defuñu fi dara ñu xaar ba ay weer kottu des ci ñu daal di teg lu ñuy wax ay club fictif maanaam club yoo xam ne amul aw tur doo nga fa nekk ñun nag ñu ngi woo ñaari candidat yëpp ngir ñu fekk ci suñu programme bi nga xam ne ay athlètes yoo ñëpp xam ñoo ko fi teg ñoom athlètes yooyu la sax xam nañ bu baax li nga xam ne moo di athlétisme ci àdduna bi kon nag mbooloo mooy doole. tous il y en a pas un qui n'est pas parti sauf des sympathisants qui sont revenus. Cheikh Tidiane Boye ak Amadou Diaba ñoom ñaar ñëpp ñu xamee leen ñu nekk ay athlètes yu xarañ ci athlétisme ci àdduna wërngal këpp li ni mel nag taxul Sara Wali ragal leen benn yoon. suñu sañoon daal ñëpp booloo ñu gën a am doole. pare naa daal ñu fekk si moom waaw man pare naa parce que man yàgg naa fi donc mënuma comprendre ak li ma fi def yëpp kenn dugg ci àll bi ñoo may topp ci ginnaawam. jaajëf soxna Nafi Amar Fall ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi Abdoulaye Bopp mi jëloon congé moo dellu si kon moo leen koy dégtal. dal leen ak jàmm gannaaw ay weer ca ndungu siin tey la atteb Khalifa Sall ci coowal caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Walf Quotidien gis ne procès gi ni mel nar naa doon ab layoogu nar a gudd lool lu ne mun caa am lu ne mun caa tukkee ci biir yéenekaay bi waa COS M23 xamle ne ci bile dossier Khalifa Sall yemale amu ci waaye li ci xew doon lu jaaxal lool Malick Gakou ak ñamu àndal fas yéene tey riir wutali tribunalu Ndakaaru grand parti ci seen communiqué gañu fësal bokk na ci ne réewum Sénégal mi ñu xàmmeetul ne démocratie tumuranke na fi lool te lii di nguurug jaay doole moom lañ jiitu réew mi Macky Sall ak ñamu àndal bëgg a saxal waa APR ñoom àdduna ñu ci biir yéenekaay bi di Walf Quotidien daal dina ñaawlu taxawaay ak déclaration bu maire bu Paris ma ñu gis ne manduwul benn yoon ci dossier Khalifa Sall Walf Quotidien di ñu fàttali ne du Khalifa Sall donga daanu ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru am na juróom-ñetti liggéeykat ya ne woon ca mairie ba ña ngay yeewandoog Khalifa Sall ca ndungu siin yéenekaay bi ne bokk na ci Mbaye Touré daaf bu mairie bu Ndakaaru xamoon lu bari lool ci caisse d'avance bu mairie ba Ibrahima Yatma Diaw di chef division financière bu mairie ba doon saytu fonds politique ya Yaya Boudian xam lu bari ci googule caisse Amadou Makhtar Diop xam lool cosaanu caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru ba ci Mamadou Omar bokkum ak Ibrahima Touré yéen cabinet ab jigéen moo leen juróom-ñetteel yéen cabinet Adja Fatou Traoré di assistance su daaf bu mairie bu Ndakaaru moo leen juróom-ñetteel Walf Quotidien ñoom ñile la ñu tuumaal ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru yéen cabinet Zoom Info dal di ko feelu ne caisse gi ni mel tey ji la juge bi fas yéene ko ubbi ngir xam la ca xew waaye ay mboo tàmbale na ca sulleeku yéen cabinet ndekete yoo am na fi ab woykat gu siw lool gu ñu ràññee lool jot naa laal ci googule caisse d'avance lam ca lekk toll na
na ci 200 millions am na ci ab député koo xamante ne wotoom yàlla caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moo tax mu am ko am ci keneen koo xamante ne mu ngi bokk ci cabinet présidentiel ay tànk yu pënd ak ay dàll yu jeex tàkk moom la yeggee ca mairie bu Ndakaaru benoonee soxlaam di fajoo ci kees googule yéen a bi di la Tribune tey ji la lépp fas yéene leer ci dossier Khalifa Sall yéen a bi ñu fàttali jaar-jaaru Khalifa Sall ci géew politique bi ne teel naa dugg lool ci géew politique bu muy am fukki at ak ñaar la dugg ci UPS mi doon tey parti socialiste ba nii muy dem kaso yéen a bi di Le Quotidien tey la ko yoon fas yéene déglu ay avocat am gis ne jalgati da cee feeñ ci bile dossier dañoo xañ Khalifa Sall ak yelleefam ki di maire bu Paris daal di taxawal ab kuréel guy saytu maire yi ne ci jafe-jafe las ne Khalifa Sall ak jafe-jafe ya muy dund ci jamono ji tax na ba ñeenti avocat français bàyyi ko nañu France wut si Ndakaaru ngir mun a taxawu Khalifa Sall réew mi Quotidien samp ab laaj ne ana ban taxawaay ak matuwaay moom la avocat Khalifa Sall nar a jël ngir mun a taxawu seen client kenn ci avocat yooyu le jot naa ñaxtu di Maître El Hadji Diouf mi mujjul teg tànkam ca Rëbës yéen a bi di Sud Quotidien du moom dong ñii di ay avocat Khalifa Sall jotuñoo gis ak seen client Maître Khoureyssi Ba xam le ne li ni mel mënu leen tax a deltu ginnaaw yëngalu leen benn yoon Maître El Hadji Diouf ma ngay leeral ci biir yéen a bi ne administration pénitentiaire xamuñu ni procédure pénale di doxee yéen a bi di 24 heures dox wutali tribunalu Ndakaaru mi nar a àtte meeru Ndakaaru yéen a bi gis ne bile procès dara taxu ko jóg ngir gàcceel Khalifa Sall l'observateur ne ëllëgu Khalifa Sall mu ngi ci bile procès ndax dina génnum kasoom déet waaye ñenn ci ay jegeñaaleem ca mairie ba xam le ne amuñu ci yaakaar waaye terewul ña ngay xaar ngir xam li xew ëllëg yéen a bi di Les Échos ne bu weesoo Khalifa Sall kii di Moustapha Niasse Ousmane Tanor Dieng Idrissa Seck ba ci Abdoul Mbaye ba ci Lamine Diack ñoom ñëpp mun nañ leen a wóolu mun nañu doon ay seede mun nañ leen a déglu ci dossier Khalifa Sall yéen a bi di Vox Populi di ñu xamal ne tey la ñuy xam fan la dëgg féete ci coowal $1 milliard ak lu teg kañu tuumal Khalifa Sall ak ay ñoñam ci caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru Vox Populi gis ne procès gi ni mel bu ñu deful ndànk dañ ko dàq ba jëmi jamono gannaaw càkkuteefu avocat Khalifa Sall enquête di ñu xamleeg juge bi war a atte Khalifa Sall yéen a cabinet magistrat Maguette Diop lay wuyoo enam la génnee ci atum 1997 yéen gu diis daal di tegu ci ndoddam di dossier Khalifa Sall yéen a cabinet du gulet magistrat Maguette Diop di soobu ci yile dossier yéen a cabinet baa ngi ñuy fàttali dossier Diombas Diaw ba ci procès Toussaint Manga bu PDS doonoon fi ñaari dossiers yu siwoon lool l'évidence ne ñaari député yile siw nañu lool ci assemblée nationale gannaaw seen taxawaay te saay bu ñu waxee ñëpp déglu leen bokk na ci député Ousmane Sonko ak député Déthié Fall Direct Info ne am na keneen ku ñu bàyyee xel ci assemblée nationale di député Woré Sarr yéen a cabinet jot na fa ràññeeku lool saay bu plénière amee dina jël kaddu yëngal assemblée nationale Direct Info gis ne Woré Sarr mile moo gën a fës ci session gi ñu weesu yéen a cabinet stade xëy di ñu dégtal biteurs yi Sénégal yaakaar ci mondial 2018 yéen a cabinet bokk na ci Sadio Mané Diao Baldé Keita Diafara Sakho te ñoom ñi le seen dangar jot naa wàññeeku lool ci club ya ñu ne dugalatuñu bi bu dee yéen a cabinet suñu lamb xëy na géewal Lac de Guiers 2 ci combat ga muy waajal ak Modou Lo Lac de Guiers 2 ne combat gi ni mel def ko bëgg a jeexal Lac de Guiers 2 ne tiitul benn mbër ci arène bi ndax wóolu na dooleem toll na ci 100 kilo ak juróom ne combat am digganteem ak Modou Lo dina tàng jër daañu xeex daañu dóorante kurpeñ maanaam ku mun sa morom duma. jaajëf Abdoulaye ñu ngi lay sant di la gërëm sant mi di gërëm bu baax a baax Ajaratu Penda Diallo Guèye mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yéen a jàmm.